mbokk yi Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu encore une fois amaat mbégte dellusiwaat ak yéen seen thiesinfo.com jamono ji ñuy àddoo nag ñu ngi fii nga xam ne donc mooy Kër Madaro nekk nag ci département de Thiès bokk ci académique de Thiès fekk si fi également un certain élève boo xam ne donc dafa ràññeeku ci wàllu njàng fii ci diwaan bi ci examen yi nga xam ne donc amal nañ ko ci atum 2019 2020 mu nekk nag ki nga xam ne aussi moo di Mamadou Niang nekk meilleur élève de l'académie de Thiès nekk aussi première du centre bu lycée bu Thiénaba ci examen BFM bi nga xam ne donc moom lañ doon amal avec 332 points waaye itam ci prix yi nga xam ne donc l'académie de Thiès moo ko doon organisé mu nekk premier prix en mathématiques aussi jël également deuxième prix bi ci li nga xam ne moo di SVT muy Mamadou Niang nekkoon aussi élève ci collège bu Kër Madaro moom la ñu nag seet si fi nga xam ne nag moo di Kër Madaro waaye aussi mu ànd ak ki nga xam ne aussi c'est le principal du collège bu Kër Madaro di Tafsir Omar Niang ñu fàttali également que Kër Madaro le collège de Kër Madaro a eu 100% ci premier tour bi loolu je pense que c'est à féliciter Mamadou Niang maa ngi lay nuyu tey thiesinfo.com ñoom ñoo la seet si ci raay yi nga xam ne donc également am nga ko ma bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne tey ñoo lay déglu di la seetaan ak sa mbokk yi nga xam ne également say collègues say professeurs yi nga xam ne aussi ñoo la doon encadré. maa ngi leen di fay ci nuyoo bi tey di rafetlu seen teewaay fii instant bi ñi génn ci BFEM bi avec 100% d'office te premier centre mi génne fii ci Kër Madaro mu nekk man mii tamit loolu tamit maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax di remercier tamit travail école bi di ci njëkk principal mi tamit di teg professeur tamit liggéey bu am solo bi ñu def rax dool tamit di santaat parents yi bu baax a baax ak sama mbokk camarade élèves yooyu yëpp maa leen sant bu baax. alors dinañ dëkk ci ni nga xam ne donc noonu la jaaree ci processus ci parcours bi depuis ba école tijjee ba tey ñu jeexal examen bi principal maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo Thiès Info. waaw maa ngi leen di nuyu waa Thiès Info waaw di leen di gërëm ci taxawaay bi ci vraiment li ngeen intéressé wu ci CM Kër Madaro parce que liggéey bi nit ñi def fii liggéey c'est un travail de cohésion de groupe c'est un groupe de cohésion qui a eu vraiment ces résultats yi maa ngi koy gërëmee ñëpp di ko santé surtout corps professoral bi ak surveillants yeeg ñëpp wax dëgg yàlla ñoo ci jàpp ak ay élèves yoo xam ne des élèves aussi très disciplinés wax dëgg yàlla liggéey bi fii bon métti na conditions yi yéen na ko gisal seen bopp waaye nag ñëpp a ngi góorgóorlu daal jàpp ci. dina ñëw ci conditions yi ci collège bi ak ni nga xam ne également noonu la année scolaire bi yëpp demee Mamadou Niang yow yaay élève bi gën a ràññeeku ci académique bu Thiès est-ce que tey mën nañu xam depuis école tàmbali tijjee ba léegi yow naka nga amalee say cours ci école bi ak fi nga xam ne également boo ñibbee cours yi nga xam ne également yaa ngi ko doon def nan nga def tey ba nekk meilleur élève de l'académie de Thiès. nekk meilleur élève yi loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax moom mi nga xamante ne moo ñu may wér gi ak tal gi tamit bañ mën koo réaliser waaye comme ni ko élèves yi defee léegi lañ ko defee boo ko tijjee dañ ñëw inscrire li war si cours yi dinañ ko def dinañ teew retard tamit moom li nga ko def tamit bëriwul te bu amee tamit du nekk loo xamante ni neex nañu bu ñëwee ci école yi nag école bi moom li war élève rek moom moo ñu war mooy discipliner di travailler en même temps respecter professeurs yi léegi loolu nag mooy qualité élève te yaakaar naa tamit loolu lañ doon doxalee ci année scolaire bi léegi bu ñëwee moom dinañ suivre cours yi comme ni mu waree suivre ko bu baax a baax léegi bu eggee kër ga tamit ibbiwaat ko bu ñu noppaloo pare ginnaaw bu ñu noppaloo ibbiwaat xool li nga xamante ni tamit comprendre woon ñu ko ñu delluwaat si léegi bu xoolee xool xam ni kat lii ñëwul léegi mën nañu demaat ci beneen sunu beneen camarade moom mu expliqué ñu wala ñu demaat ci musée bi moom fii sax jege nañu moom léegi après nga def sa exercice jàng sa leçon guddi gi léegi nag boo gëmmentoo après nga teel a yeewaat nag nekkaat ci kay ñun loolu rek la. lan mooy complicité bi entre yow ak say professeur foofu moom ni ko
liggéey rek la moom liggéey entre suñ biir moom comme ça boo xoolee am na comme professeurs yu bëri sax si ñoom emploi temps bi am na cours yoo xamante sax moom néew ci mais ñoom comme ça dañuy obligé sax di sacrifier seen yeneen temps pour ñun ñi tamit ci surtout ci ngoon gi avec Moussa Sène lu bëri tamit dañ ko def ci ñun. alors boo jàngoon ba wàcc ñibbi sa kër ku ne xam na ne élève en général lu bari da koy gàllankoor ci wàllu njàng ci biir kër gi parents yi di la yónni fii télé yi nekk fii réseaux sociaux yi nekk fii naka nga daan dundee ak loolu yëpp. waaw loolu moom man yaakaar naa man loolu moom intéressé wu ma comme wàllu ay football réseaux sociaux yi tamit ci année scolaire moom yàlla daa defoon sax ñu yoruñu appareil yoo xam ne dinañ permettre ñu mën cee nekk bay perte de temps mais ñun moom bu ñu ñëwee moom ba kër ga ginnaaw ba ñu noppaloo moom li ñuy def léegi mooy ibarkay léegi nekk ci ba guddi léegi mais nag am na yeneen yoo xamante ni nag sa bëgg-bëgg lay doon di nga ko def tam du la tee tamit jàng sa leçon lu man ni ñun dañuy bokk kuréel di ko saa guddi yi dinañ dem répété après bu ñu ñëwaatee nag loolu moom mënta yàq dara sunu jàng mu dikkee après dañu continuer si kay léegi moom ba koroog ñi tëddaat léegi moom. lan moo nekkoon sa secret ci année scolaire bi yëpp. comme ni ma ko waxee sànq rek affaire bi moom amul secret jàng la ak di gëstu xool fi nga xam ne mooy sa point faible nga renforcer ko fi nga xam ne tu es fort foofu nga ba di fa daanu moom da ngay travail ci matière yëpp léegi moom amul benn secret moom loolu léegi la respecté tamit say professeurs. alors dinañ ñëwaat ci prix yi nga xam ne donc am nga ko ci concours yi nga xam ne donc l'académie de Thiès moo ko doon organisé alors professeur doyen gis nga ni ko Mamadou Niang waxee donc fi nga xam ne noonu la jaar ni mu doon comporté woo ak élèves yi comporté woo ak professeurs yi ak ni nga xam ne également noonu la doon comporté woo bu demee ca kër ga alors tey mu nekk raaya bu am solo boo xam ne moom la ñu jagleel collège bu Kër Madaro jagleel ko également population bu Kër Madaro yëpp malgré que conditions yi nekk na conditions yi difficile lan nga ñuy wax ci loolu. conditions yi wax dëgg yàlla conditions yi difficile na waaye tamit dama am fii benn groupe boo xam ne c'est un groupe vraiment très bu am cohésion boo xam ne mënoo koo xam parce que professeurs yoo xam ne par exemple bon BFM par exemple BFM blanc dañ ciy organiser lu mot ñett ci année bi dañ def boo xam ne mois de décembre lañ koy def am boo xam dañ koy def tout juste après les compositions am boo xam dañ koy def en fin d'année ak ay remédiation fu xale bi daanu professeurs yi jëlaat ko jàppale ko am na ay professeur yoo xam ne dañuy def sax cours ay dimanche ay jours de fête des professeurs yoo xam ne dañuy sacrifier pour ces élèves là donc bu ñuy xool par exemple Sacré Cœur Madaro du lenn lu dul liggéey la parce que ñu ngi wax 100% yi cette année mais c'est la troisième année que ñuy am 100% mais 100% yi ñu doon am compilation premier tour deuxième tour la doon moo ñu doon jox 100% mais cette année ci nouveauté bi mooy 100% dañ ko am dès le premier tour loolu nag ne lay rek na cëpp liggéey la boo xam ne liggéey bu métti la woon boo xam ne vraiment collègues yi dañ koo def sacrifié wu pour ñu mun koo am voilà. alors ci conditions yi wax naa ko sànq tey boo ñu doon présenter collège bu Kër Madaro lan nga ñu war a wax ci collège bi ñaata classe ñoo fi nekk ak corps professoral bi. waaw bon collège bi nag collège bu ndaw la gis nga comme ni ngeen ko gisee nii salle bee ngeen di seen moom moo nekk par exemple bureau principal bi mooy salle des profs mooy surveillance mooy cantine scolaire et tout bàyyi gone gii toog nii di Mamadou Niang moom moo toogoon rek am ñemental ci nit ñi man loolu fekkuma fi sax parce que maa ngi je suis arrivé ici en 2016 dal di ko tabax parce que dafa yërëmoon professeurs yi ak conditions yi ñu doon nekk fii ñu toog nii ci kër gi fa la professeurs yi doon toog amuñu woon salle des profs amuñu woon dara bàyyi mindeef bi moom moo ko def mu ngi tey ci dëgg léegi conditions yi loolu moom mooy salle de kii bi gis nga salle yi ngeen gis ni hangar la woon seko ñaata salle moo fi nekk. ñaari salle la bon benn mur de cloison lañ fi def benn mur lañ fi def pour mun a fi am 2 salles benn salle bi 4e moo fi nekk beneen salle bi 3e moo fi nekk bii ngeen di seen nii parents d'élèves yi ñoom ñoo ko fi defoon parents d'élèves ñoo ko defoon ba léegi sax commodité yi ci war a am yëpp amu ci am na beneen salle boo xam ne dañ ñu ko abal ci biir dëkk bi boo weesu route nationale bi kooku foofu la 5e bi nekk bon am na nag benn organisme bu fi ñëw ren bu ñuy woowee crayon d'ISA ay tubaab lañ par l'entremise bon ba boo xam ne doomu Kër Madaro moo leen fi indi muy ñu koy woowee Matar Fall ñoom dinañ tabaxal nañu fi 3 salles de classe
keroog lors de la cérémonie ku mel ni Yankoba Diattara a promis il a pris l'engagement dafa jël Yankoba conseil départemental bu Thiès nee na bon dina tabax Kër Madaro benn mur de clôture ak 3 salles de classe ak 2 salles de classe ñun nag li ñu doon gënal moom mooy bon lu ñëw rek ñu jël waaye comme bon da ngay tabax salle de classe ba pare te du am bloc administratif dañ doon bëgg ñun liñ suñu xalaat li ñu yaakaar mooy mu defaroon benn salle de classe ba pare nag mu am bloc administratif parce que ñun aussi mënuñ yóbbu xale yi foofu ba pare duñu am fuñ dugg loolu mënul nekk il faut que professeurs yi am seen salle administration bi am fu ñuy toog pour mun a liggéey loolu daal moom moo ñu gën a lool. ñaata professeurs ñoo nekk ci collège? Bon il y a 10 professeurs et 2 surveillants. waaye lan mooy jafe-jafe bi à part que salle de classe yi. ndax manqué ngeen ay professeurs. non professeurs yi moom manqué wuñ ko. bon mais par contre l'outil de travail bu ñu mënoon am ay imprimantes ay affaires yooyu nga xam ne moom mooy gën a yéwénal liggéey bi moo koy gën a yombal moom moo ñuy gënal quoi mais manqué wuñ professeur moom wax dëgg yàlla foofu moom de ce point de vue là amuñ benn problème. le principal problème daal moom mooy par exemple jumtukaay yi nga war a am réseau nga war a am benn imprimante war a am ay nuñ koy waxatee feuille de papier bi encre beeg yooyu master bi yooyu daal moom mooy suñu li ñuy jàmbat fi mu nekk nii quoi. voilà mu nekk le doyen donc principal bu collège Kër Madaro alors Mamadou ñu dëkkaat ba tey ci prix yi nga xam ne gagné nga ko ci wàllu mathématique premier prix deuxième prix bi ci SVT alors ça prouve que ne yow les sciences mathématiques SVT mooy say matière principale. mën naa ni man matière yëpp ñooy sama matière mais moom xam naa ni depuis élémentaire je me sens à l'aise aux matières scientifiques mais loolu tamit du tax ma doya dal yeneen matières yi moom yëpp laa yemale mais kenn ku ne nag sa xel fa mu gën a màcc mais sama xel fi mu gën a màcc bokk na ci matière scientifique yi. xam naa loolu moo tax nag moo tax ma am foofu prix yi ma am yëpp mu nekk ci matière scientifique yi loolu la tey prix tey man ci kontaan bu baax a baax a baax. alors lan ngay wax tey say professeur yi nga xam ne tey ñoo la doon encadré sa waa famille ñi la doon encadré say xarit say mbokk ñi nga xam ne tey am nañu mbégte ci raaya bi nga xam ne am nga ko. instant bi résultat yi ma am ñu kontaan laa ci am ba su ma jugoon tey di sant ñi nga xamante ni. ñoom ñoo doon encadré du ma am mots yi nga xamante ni ñu moom dina doy pour ma exprimer joie bi ma am mais man dama leen di ñaanal fi nga xamante ni moom lañu bëgg a àgg seen liggéey yàlla àggal leen fa te yàlla mu ci am benn gàllankoor defee ko ni mu waree rek te tamit maa ngi sant tamit samay waajur taxawaay bi ñu taxaw ginnaaw ba ma sante tamit professeurs yi ñoom ñëpp. ak sama camarade de classe yi nga xam ne parfois dañu travailler groupe loolu lépp nga xam tamit day tax nga ci gagné savoir loolu tamit maa leen ci sant ñoom ñëpp baax a baax. ñu ngi wax ne au niveau national xëy na résultats yi cette année ci dafa xaw a wàcc ñu bari nag ñu ngi wax ne peut-être réseaux sociaux yi lu ci mel ni Facebook lu ci mel ni WhatsApp xëy na moo tax élèves yu bari jànkatuñu lan message ngay lancer jëmale ko ci élèves yi. message bi may lancer jëmale ko ci élèves yi mooy. nañ gën a góorgóorlu rek ndaxte bu la say waajur inscrire yow nga dem école kon dans ce cas yow nga bàyyi nga métier yu bëri léegi yow jublu école te bu nee école daa am lu mu laaj école dafa xaw a fiir moom du accepter nga nekk ci di taxawaalu di traîner ba dese benn laps de temps nga ne da nga koy jëmal wàcc kaye loolu tamit du waral ak réussir. kon donc il faut nga xam obstacle yi ba pare xool ni nga koy maytoo bokk na ci obstacle mooy réseaux sociaux yi il faut ñu def ci ndànk mais mënoo jël sa journée bépp def ko ci nga jël benn temps bu ndaw boo ko def ci kay moo yaakaar naa tamit loolu moom mënta ànd ak réussir. alors ñu ngi koy jaajëfal donc Mamadou Niang donc meilleur élève de l'académie de Thiès doyen le mérite te revient ndax xëy na lépp ci yow la tàmbalee ci moyen yi nga xam ne donc faible na am nga ko terewul ne yaa ngi ci yëkkatiku di daanu ba tey nga am 100% ci examen alors tey quel est le message aujourd'hui bi nga xam ne moom ngay lancer à l'endroit des autorités pour que ñu mën a ñëw appuyer la jàppale école bi ba mu nekk école boo xam ne école bu mucc ayib lay nekk.
waaw ba li may njëkk a def mooy gërëm leen bu baax yéen ñi nga xam da ngeen ñëw pour parce que da ngeen ñu jox seen médium pour ñu mun a wasaare li nga xam ne moom moo nekk suñu dënn li ñu xalaat aussi. bon da nga ne le mérite revient à tout le groupe man mun naa leen ne sax ba ma koy wax et je le dis en toute franchise Kër Madaro bu amul principal day fonctionner parce que moom man bu ma fi jógee sax daf ma leer ne li ma bàyyi si ma gannaaw xam naa ko am na ñoo xam ne comme ni ma la ko waxee même BFM blanc bu ñu ko war a organiser ñoom ñu naan principal date bi war nañ ci organiser BFM blanc date bi war nañ ci organiser BFM blanc et il pense aux remédiations ñooñu moom bu ñuy war a féliciter dans un premier temps ñooñu nga leen war a gën a féliciter autorités yi nag li ma leen di wax moom mooy rek mu ngi nii bon ñun wax dëgg yàlla mooy yow ñoom gis ngeen ko ñoom xam nañ li fi am bokkoon nañ sax par exemple dans le cadre du programme de la résolution des abris provisoires boobu ba léegi nag ñu ngi taaxeelu déglu waaye gisuñ ñu yëngal ci benn côté wax dëgg yàlla Kër Madaro moom soxla na ndimbal ku ko xool yow mi nga yéen a fi nekk gis ngeen neen fii soxla na ndimbal voilà ndimbal nag il n'y a aucune aide de trop ndimbal bu ñëw rek dañuy dal di jël li waa ji wax keroog par exemple muy Yankoba Diattara bu mu gënoon gaawee dinañu gën a arrangé wax dëgg yàlla fi mu nekk soxla nañ ko conditions yi wax dëgg yàlla kuy def lii 100% ci conditions yi boo amee yeneen conditions yaakaar boo njort mun naa rafet ne di nga gën a góorgóorlu ci loolu wax dëgg yàlla ñun daal bon ñu ngi tàllal suñu loxo les partisans les militants de l'école de manière générale pour ñu jéem ñoo gën a jàppale daal. jërëjëf mbokk yi nga xam ne doon bàyyi xel thiesinfo.com lii nag mooy li nga xam ne donc moom lañ leen andi waloon seen njàng ak njàngale fekk ci woon Kër Madaro Mamadou Niang meilleur élève de l'académie de Thiès mu dendoon ak ki nga xam ne nag moo di le principal donc du collège Tafsir Omar Niang moom mi nga xam ne également moom moo daal di waral lii yëpp ndax malgré que conditions yi metti na conditions yu difficile la ñoom ñu ngi jóg ko daanu ba tey ñu am 100% ci examen bi mu nekk quelque chose vraiment à saluer et à remercier di lancer également un appel à l'endroit des autorités académiques des autorités politiques ñi nga xam ne également ñoom ñoo ci war a jàpp ñu jàpp ci parce que conditions yi nga xam ne noonee la collège bi di fonctionner nekk na conditions yu difficile te ko wax ëllëgu réew wax njàng te ko wax ëllëgu réew wax éducation wax li nga xam ne moo di tout tànk kon tout tànk yi nag bu ñuy góorgóorlu ba nekk les meilleurs am 100% dafa jot nag école yu mel noonu état bi gestu leen waaye également ñi nga xam ne ñoo yor mbir mi ngànk ko di ko doxal également ñu daal di leen gestu continuer leen di abonné ci seen thiesinfo.com Kër Madaro la woon jërë ngeen jëf